jërëjëf moom nuyoo militaire la ko def kon ñu jox kàddu gi suma grand suma xarit Doudou Diagne Diecko nekk président amateur de lutte maanaam ñi nga xamante ne kuréel gi tënk amateur yi ci làmb ji moo leen jiite Doudou Diagne Diecko mais aussi am casquette politique waaw moom tamit mi ngi ci branche boobu ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu aussi waa Sénégal. Mass maa ngi lay nuyu di nuyu képp kuy suivre Walfadjri di gën a ñaanal suñu soppee Alaaji Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla xaar àjjana. jërëjëf. di nuyu commissaire. dëgg yàlla amateur la muy nit ku baax. servi lu bari fii si police si Sénégal. macha allah defar lu bari tamit. dëgg la koy ñaanal yàlla guddal ko fan. mais ko wér. di nuyu Abdou Karim sama xarit la. ma lay fay peur. mu lay ziare bu baax. ma lay fay baax. di nuyu nag faaleen bi. moom xam naa ne ku bëgg a mbir yi la. moom ñu ngi koy nuyu di nuyu képp koo xam ne yaa ngi hôpital di ñu seetaan wala nga nekk sa kër suñu borom dogal nga tawat. wala nga nekk si prison yi. waaye tamit di nuyu njabootu làmb yépp képp koo xam ne ni tey ñu ngi bokk ak yow làmb ji. ak lépp kilifa boo fi mën na nekk rek ñu ngi lay nuyu di la sant di la ziare. jërëjëf kon mbokk yi gis ngeen invité yi ñu dalal muy invité yu am solo ñu war a waxtaanee li nga xamante ne mooy ay di jàmbat mooy li xew ci réew mi ba ay bakkan rot ci waaye dañu jël ne Ousmane Sonko les nervis et la police en action maanaam muy thème boo xamante ne dafay résumer li am ci xeex bi ba ay bakkan rot ci muy lu tiis ci réew mi muy lu doy waar waaye balaa ñu tàmbali comme tiis am na comme am na ay bakkan yu rot dañuy def 1 minute de silence waaye à notre manière lañ koy defee. ndax boo nee 1 minute de silence tubaab bee ñu rey rek dugal ñu ci 1 minute de silence waaw waaye 1 minute de silence boobu bu ñu ci duggee dañuy def ñaanal ñi nga xamante ne ñoom la seen bakkan rot ñu bëgg sénégalais ñiy seetaan ku nekk diine ba nga nekk def ñaan waaye na ñëpp jug taxaw def defal ñaan ñi nga xamante ne ñooy ñi génn àdduna Abdou Karim comme gars yi wax na la cër bi. ñu def ñaan waaw dañ ma jox ci rek waaye xam nga ni. voilà na ñëpp jóg. dañuy wax Sénégal yi. Sénégal yi ñuy seetaan aussi na ñëpp jóg ñu def defal ñaan ñi nga xamante ne ñoo faatu muy 13 personnes yi nga xamante ne moo faatu Karim. waaw dañuy wax kenn ku nekk rek ci mbokku jullit yi. kenn ku nekk def Faatiha ak ñetti ixlaas bu nekk ànd ak bismillaahi rahmaani rahiim. suñu mbokk chrétien tamit ñu ñaan ci seen diine ak seen ñaan. ñu ñaanal ci suñu mbokk yi nga xam ni ñëpp ay martyrs lañ dañoo daanu ndax Sénégal. waaw donc. amiin amiin. jërëjëf yal na yàlla nangu ñaan jërëjëf li mënul woon ñàkk ci plateau bi parce que gannaaw ay doomi réew mi ñoo génn àdduna mu doon naqar bu tiis naqar bu doy waar yaakaar naa ne lii ñu def nii na leen fekk fa ñu tëdd waaye gannaaw loolu aussi war nañoo saytu xool ba xam naka la demee situer les responsabilités ci réew mi ndax ak ci réew mi yoon la ñu nekk kon sans plus tarder damay ànd ak suma réalisateur ñu ñëw xool suñu élément daal di dellu soit ci plateau bi à vos régies. Il a eu mal. Mais c'est des sorciers. Quoi? Attends. Ils viennent de la maison. Non. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas comme le fait de les regarder en face ici même, ils vont savoir qu'il y a quelqu'un. Aïe aïe aïe. C'est ça, et la meilleure organisation, c'est de finir. Ne faites pas ça, oh! ci biir gàll bi lañ ko fekk tiré ko.
trouver les gens chez eux, on tire les impact. Nous, c'est dans cette maison, en Médina. Fii lañ daw si ba fii. fii lañ ko fii ci biir néeg bi lañ tiré xool dara yaa ngi. Bar réel ah. bar xaw ma réel xaw ma daal mais benn boy bu am impacté woon ñoo koy évacué. Pa Maguette la Pa Maguette. il faut que la ko jëm. Pa Maguette beneen boy bi fii la ko lal. ak suñu beneen doom bi jigéen ñi amal mën nañu def ko war nañoo gëstu nag xoolaat ñu ñuy def ci ñaaw na xale bi dañ ko tiré ba yuri génn gis ngeen nii rafetul bañ koy génne xamuñu dafa dee xamuñu ndax dafa dund nii ñaaw na policier yi ñu nekkee doy na waar fii lañ dugg diñu dóor ñun ñëpp dañoo dóor ci jigéen ñi fii lañ dugg ñu seetaan télé diñu dóor ñun ñëpp démb lañ am dëj suul ñibbi si xam nga am dëj taloo xeex ñu jàpp xale yi diñu dóor fii lañ dugg ñëpp lañ dóor xale yi ci biir kër gi lañ leen tiré bañ policier bi ñu dugg ci kër gi jaaruñu ci kaw ci buntu kër gi dañoo tab yéeg ci kaw terrasse bi. voilà xam nga ñii moom nekkuñu ay policier ay bant lañ yor ay yat walaay ay yat lañ yor ay yat mooy gars yi APR gars yi mënu ma wax ci kaw nag de wóor na yàlla mënu ma wax ci kaw mais ñi ay yat lañ yor ay gars yi APR la jël leen kii xaw kii walaay yat lañ yor yat ñun ñëpp ay yat lañ yor te policier la ñu àndal ñun ñëpp ay yat lañ yor ñun ñëpp ñooy nii ay yat ay marché wala ay gaz sax gis naa ko waaw mais mënu ma wax te kaw instant bi gis nga nii dafa nañ mouvement dañuy dem police ñoo leen di escorter pour ñu yokk violence waaw lii may doole ànd ak policier di yor say yat ak say jaas yi du yoon. Cheikh mooy ñàkk fayda moom Cheikh man la Cheikh gaay mbey ne sol laa fa bi talibé Cheikh bay xoolal ma lii booy gaay non deena kay ki deena Aquí tenemos la gasolinera, bueno, de Shell, que no lo tocan, y ahora mismo están tocando bueno, a todo lo que pertenece a los franceses, y también, sobre todo, bueno, quemando la foto del presidente, aquí. Parece que, bueno, pues la gente está muy enfadada, contra, digamos, este poder. Cheikh mooy ñàkk fayda moom Cheikh man la Cheikh gaay mbey ne sol laa fa bi talibé Cheikh bay ci biir gàll bi lañ ko fekk tiré ko. Sonko TV Sonko TV Sonko TV Sonko TV station total Dior waaw sama gars yi kontaan nañ ci yéen xeex bi am na solo trop mais nag kër autorité yi moo des autorité yi waaw ñi ànd ak Macky Sall seen kër yi ak seen njaboot yi moo des Macky nañu abal fii ak ñetti fan bëgg nañ mu toog dootul ñëw na Marème Faye dem ak xale yi nañu génn ñun ñëpp génn leen gars yi génn leen nangu nañ police bi génn leen nangu nañ police bi fi mu toll nii jërëjëf
jërëjëf Walfadjri jërëjëf ah parce que yaakaar naa ne ndox du bàyyi yoonam li ñu intéressé mooy la voix des sans voix saa yu askan wi soxla ñu taxaw ci wetu askan wi bu jafe-jafe amee ñu taxaw wane ko pour lan pour njiitu réew mi ak ñu ñu jiite mën a xool li xew ñu mën cee taxaw pour ki nar a def ñaawteef bu xamee ne télé baa ngi fi taxaw mu mën ko moytu gis nañu lii xew parce que am na image yoo xamante ni mënu ma koon wane ndax doy waar gi mu doy waar ba tax na moo tax ñu lànk ko wane wuñ ko mais gis nañu tey jii ay bakken ñu rot yu faatu ci manifestation yi damay tàmbalee ci Abdoulaye Fall Mao di ancien militaire boo gisee manifestation yi am ak bakken yi ci rot ak nervi yi ànd ak policiers yi noo koy jàngatee. En tout cas c'est horrible. Aujourd'hui je risque d'avoir des problèmes. Sama état sama république et ma nation. Je crois que lii xew mënoon naa bañ a am. suñ ko jaaroon ci yoon nguur li sama maam daan wax Ngoné Latyr dafa am fu muy yem ak fu muy commencé ak fu muy yem. lépp ñëpp da nga koy bokk ak ñëpp. gis naa ni 90% yi am président Macky Sall la. waaw moo yor réew mi. mooy responsable su ko neexoon le même jour la affaire bi jeex. parce que ça me fait extrêmement mal. sama doom mën na cee bokk man mii mën naa cee bokk. constaté naa daal dérive am na. li ma gëm rek lay wax. dara jël lu ma. wax lu ma gëmul. mais j'aurais préféré liy politique tey. opposant Macky Sall la. mais tey ci dëgg lay wax. ci fulla lay wax ci fayda la wax li ma gëm ni booy dëgg sama dëgg laa wax nag. ma vérité ça m'engage que moi. ma vérité ça m'engage. beneen vérité ñoruma li ma gis jàkk bi ma gis nii. c'est extrêmement dangereux dans un pays. parce que ñun li ñu yàlla dimbalee dañoo dem ci yeneen réew dem ay maintien de l'ordre et rétablissement de l'ordre xam nañu lan mooy guerre xam nañu mooy guerre civile xam nañu intention de faire le mal am na lu ko waral. li nga wax nag bu fekkee dañuy dugg ci biir débat bi li ma constaté mooy dañu dem ba police am épuisé. ci commandement li ñuy wax le commandement par objectif. ak le commandement par ordre. dañu dem ba suñu police bi xam ni ay dynamique ay am crédible moo fa am. mu dem ba épuisé parce que boo yeneen nit ki lu mu attanul mu xàcc dem ak suuf ku xam police ni mu am ni leen formé formation yi ñu am maintenant sax am na ay dérives ci formation yi parce que formation yi ma tudd dañuy préférer ay intellectuels ak ñu am xam-xam. di am xam nga xam-xam bi gën ci xam-xam mooy yàgg a fekkee tey jàpp. pratiquement. bu ma wax ne un brigadier chef bu def 30 ans de service. ne fera pas ça. benn policier un commissaire de police bu def 30 ans de service ne fera pas ça. ñi koy def mooy amateurs yi nga xam dañu dugg ci biir te mokkalaguñu. jàng nañu intellectuellement taxaw nañu. am nañu une formation extrêmement courte. ñooy amee affaire yi nag waaye nit ki tam boo koy ne police dañ leen ne yan lu ñu attanul. parce que boo xool li ko waral mooy. premier jour Ousmane Sonko bi. bëgg naa ko corriger benn affaire. da nga ni Ousmane Sonko ak force de l'ordre yi. ana où se trouve la dame la Sarr où se trouve le président Macky Sall président de la République. La responsable doit être engagée. d'une manière significative. 95% de la responsabilité engage le président Macky Sall. bu ko neexoon du am. lu tax nga ne président bu ko neexoon manifester non c'est-à-dire que dañ ko jox suñu armée. jox ko suñu police jox ko suñuy loi jox ko lépp jox ko palais jox ko lépp jox ko ay institutions jox ko lépp. ba ci loi yi boo dee bi ci biir sax ci constitution bi am na foo xam ne man Ablaye Fall Mao dafa erreur damay exiler génne ma réew mi. droit may na ko kon lii mënoon naa bañ a am. man c'est lui qui me connaît xam ni je ne suis pas Ousmane Sonko. ne m'intéresse même pas je suis un homme politique qui fait rationnellement sa politique. je ne suis pas yu Macky Sall ku ma xam ne je suis le opposant fraîche de Macky Sall. mais la vérité bu ñëwee dañ ko wax dañu touché mon cœur c'est la police et la gendarmerie et l'armée. dañu dem ba sama police ñu affaiblir ko. jan ko lu mu attanul boo xoolee dérive yi am nii parce que dañu nit ki dina def ay fautes te du ko tey. quand je vois benn boy bu ñu daanee léegi nii. def une vie conforme. def un alignement de bien commun la ñuy wax mettre en situation à la recherche de solution vie comme dóor ko bal mu daanu. ki koy doon def teyu ko mais il est responsable. ah non déet ki koy def teyu ko il est responsable. non c'est normal. waaw tamit la culpabilité état d'esprit quand tu dis responsabilité la responsabilité day engagé parce que corps et âme. loolu mooy responsabilité. que tudd sa néeg tëdd sangoo pare tëdd xalaat ni li ma def garaaw na loolu responsabilité la. responsabilité mun ko ëpp. responsabilité pénale am na responsabilité morale am na. en tant que policier
li ma gis bu fekk moom la parce que ki ma gis mu toog kooku policier la. ni mu jëlee arme bi ku jàngul arme mënoo ko def. parce que il a fait la vice conforme. Une ligne imaginaire, il a fait la vice conforme. Quand il a fait la vice conforme, il faut être un policier ou un militaire ou un gendarme pour le faire. Ni mu defee entre l'éton bi mooy guidon l'éton et le guidon. boo xool dafay def li qu'on appelle la ligne imaginaire. dafa am objectif bu noonu cible benn cible. am objectif bu ñu jëm ci moom mu dóor ko mu daal. loolu pour man humainement. ak loo sonn. war nga ko moytu. en tout cas c'est grave, c'est extrêmement grave. Voilà. Mais fan la policier di toll fan la takk der bi toll ba nekk ba sës ba war a mën a jël ngànnaay parce que lacrymogène am na lacrymogène nit ñi tasaaroo mais quand balle blanc am na mais quand t'as tiré balle réelle fan la takk der war a mën a toll ba sës ba war a mën ko utiliser. non xam nga foofu tam ay da nga koy analyser rek. da nga ko ci fi mu tolluwaay la. am na ñoo xam ne dañuy teel a paniquer mais mënoo jël lu mel ni armée exemple. ngay réquisitionner militaire. te defoo ko réquisition à la main forte. la main forte mooy réquisition la main forte mooy da nga koy jox armam. dañ koy naan jël sa arme jël say bal faites le nécessaire tire quand il est nécessaire. on appelle nu mu tudd la réquisition à main forte. réquisition bi ci des. dafa benn réquisition mooy ce qu'on appelle la réquisition de service. particulier boobu exemple lu mel ni armée te bi ñu yor ay semaine de fer dafa def ñetti fan ñeent fa dawal oto yeeg yooyu dawal avion train ak yooyu dañu waxoon ni foofu réquisition boobu mën na ñàkk réquisition amul sens mais li gën laa lay wax kilifa du paniquer homme de loi du paniquer mise en situation à la résolution lépp lu problème bu am moom war na taxaw être serein d'abord mais problème bi ñu am ñun ñëpp xam nañ ko dañu dem ba wax naa ko fii ci télévision ba chaque fois ni nañu bàyyi les préfets yi commandé les commissaires un préfet le commissaire est plus doué moo jàq jàng moo ëpp xam-xam ci problème sécurité ñu wax un préfet di ko commandé voilà les dégâts et les conséquences jërëjëf moom ci wàllam li mu ci wax leer na xam naa après commissaire na ci am yu mu ci yokk ak yu mu ciy leeral damay ñëw ci Karim Karim vraiment yaa ngi woon ci terrain bi parce que yow homme de terrain nga activiste nga dañ lay gis souvent ci terrain yu mel nii mais bi nga gisee image yi dund ko gis ay ndaw ñu dóor balu fital ñu daanu ci coowal Ousmane Sonko bii noo ko jàngatee. waaw déjà dafa xam nga boo seetee Mass ñun boobu ba léegi ñu ngi alerté xam nga ñun activistes yi suñu rôle alerté la boobu léegi ñu li maanaam li olof naan dànqaafu ñu ngi ci ñu def suñu kéemtulaay kàttan pour yu mel ni bañ a am parce que boo gisee ñun ñu def demande di def déclaration dem yóbbu ko préfecture ne préfet ñun de dañoo bëgg bërëb sàngam ñu toog fa naqaru lu ñu naqari indi suñuy drapeau toog ci benn bërëb naqaru li xew ba ngoon ñu ñibbi genre yi la ñuy bañ léegi préfet su ko bañee nag après affaire bi nag léegi ñun dootuñu ko mën a contrôler loolu moo tax gis nga état de droit maanaam respecter ay constitution respecter yoonu réew dafa baax jalgati yoon baaxul lii lay indi xam nga li yëkkati ful bii nii ñii leen yëkkati dafa dajaloo c'est-à-dire ay xol ras le bol xol bu fees keroog maa la ko wax ne la ñii ñoom ñooy dem si gaal gi am ñu ci dee am ñu jot a yegg ñu dem ba yegg Macky Sall fay ay policiers fii def accord ay signé ay convention yoo xam ne moo ko Union européenne ay policiers dem fekk leen Europe di indi xale yi lépp bootaat xale yi indi ñëw fi nekk fi ak naqaru xol dajale seen 400 000 dem seen borom dee ñu gis ko mu rëcc ñoom ñu rëcc c'est-à-dire yooyu yëpp lañ dajale ak ñoo xam ni dañoo toll ci voté dem war a voté ñu seen 40 ñu bind ci non inscrit sur la liste xam nga yooyu c'est-à-dire yooyu yëpp la xale yi dajale étudiants yi nga xamante ni virtuel bi am na ñoo xam ba léegi jotaguñ sax seen machine am na ñoo xam ne ay bourse c'est-à-dire lii dafa dajaloo ci xale boo xamante ni dafa dem am bagam sax wala am bu war a def formation ne am sax jafe-jafe askan wu dajaloo moom laa lay wax muy dox di dox il faut am loo xam ne il faut Sénégalais yi comprendre ko muy dox di dox ba yegg ci Covid bi ñëw dolliku si yemuñ ci si loolu nag ñu ne léegi 21 heures tëdd leen 21 heures na ñëpp tëdd léegi nag maire bi doon jaay cere sax nga xam ne boo amee fukki dërëm mën faa lekk cere ki doon jaay caake rek soow sax moom mujj gi ñemeetu la jaay ndax couvre-feu bi ñu teg ci yooyu nag léegi loolu nag moo dajaloo fekk nag
ñu am benn espoir. boo xamante ni ñëpp dañ ko gis lijjanti ko xale yi tànn koo xam ni kii nii moom lañ soxla muy Ousmane Sonko. mu nekk koo xam dafa indi la politique autrement. Sénégalais yi lu ñu ñàkk étudiant lu mu ñàkk dina am 1000 francs yoo xam ne da koy cotiser bokk naa. pour taxawal jëmmal benn personnalité benn nit boo xam ne am nañ yaakaar ci moom politiquement ni kii dina dimbali Sénégal parce que amul benn link ak politiciens yi. nekk koo xam ne dafa set léegi loolu ñu koy dajale di rey seen bopp malgré leen dal yëpp. ñu dem ba am seen benn leader bu ñu tànn ni kii wax dëgg yàlla gëm nañu moo ñu mën a dimbali ci Sénégal léegi nag Macky Sall bëgg di jaar ak moom fa mu jaaroon na ñeneen ñi ne moom du wujje di insister. ok léegi nag fekk nag li gaa naan ku ñuy jiñ wàll nga koy jiñ viol mais yaa taal dëkk bi léegi nag bu ñu yeggee fii ba nga xam ne jëm nañ ba yegg ci alkaati jàkkaarloo xale parce que xale bi gaañu bi dëkk Parcelles Assainies bi ñu dóor bal bi am na mu tudd Cheikh Wade mais avant ñu egg foofu parce que liste baa ngi ni 13 personnes yi xam naa ko mais avant ñu egg foofu Ousmane Sonko bu ñu koy jël di ko yóbbu pour mu wuyu ji daf leen na du ma jaar fii parce que foofu ay nervi yor naa information que ne ay nervi ñu nga fa di ma xaar te bi ñu gisee ci vidéo yi gis nañ ay nervi yu taxaw aussi yor ay ngànnaay nervi yi lan moo leen dugal ci situation boobu xam bu ñëwee si itinéraire bi fii Ousmane Sonko am man je pense que nit boo ko convoqué bu ko neexee mu jël vélo bu ko neexee mu yor senkal moom am na dox bu ko neexee mu dox ñëw mi ngi ñëw yoon dafa war respecté c'est-à-dire jalgati yoon bi nekk ci dëkk bi moo bari te jaay doole bi dañ ko jëfi moom Ousmane Sonko dafa noonu du dem dégg ndigal ak am kilifa moo tax mu dem gis nga ñoom ñooy ñaan ko dafa dem mais mi ngi dem mais nañ ko bàyyi mu dem parce que dafa war a ànd ak am na ñu ko topp quand même mais ñu bàyyi ko mu dem nànk yegg fa mu jëm dem wuyu ji juge bi après ñu baat këram ci jàmm léegi nag xam nga man sama problème mooy c'est-à-dire manque de respect bi nga xamante ni feeñ na ci homme de tenue yi quoi feeñ ci parce que ñoom aussi cette fois wax dëgg yàlla policiers yi bi yoon li ñu def teguñu ko fenn te dañoo wane doyadi ak manque de respect ak loo xam ne teguñu ko fenn daal. dégg nga pourtant nee nañu police Sénégal police bu xarañ nañu. mais xaw ma ci nan nañ xarañe. waaye lii moom wane wuñ fi ñu xarañte. ndax gisuma lu fi jar xale bu ndaw boo xam ne drapeau la yorul dara yorul sax xeer ful bi sax dañoo daw gis nga image bi. xale yi dañoo daw bàyyi benn xale mu taxaw ci tali bi. yow nga làqatu mel ni ku nekk ci guerre sniper visé ko dóor ko bopp bi. dóor ko ci bal ci bopp nga dóor nit bal xale bu ndaw boo xam ne yorul sax xeer drapeau la yor. oto bi daw ba tim ko. police ñu xool ko daal dem seen yoon bàyyi ko fa mel ni ko fa bàyyi xar. noonu lañ def xale bi c'est-à-dire loolu laa bëgg expliquer mooy xale bi ñu faat ci Parcelles Assainies. léegi nag mais loolu dafa c'est que loolu man dama bëgg a xam policier bi. mais nag ngay viser ba pare di viser mel ni kuy xeex ak ku yor arme koo xam ne yorul sax xeer xale bi drapeau la yoroon. léegi ba fan la ko maanaam policier bi fan la mën a teg lii tey boo ko laajoon ne ko tey lan lay wax loo xam ne moom la mën a wax. pour lii mu def nii fan la ko teg lan lay wax. te yooyu yëpp yoon dañ koy topp dañ koy topp duñ ko bàyyi de. parce que amul kenn kuy dee Sénégal muy nul noonu. du nul dañ koy topp bu mu sës rëkk. ndax benn doomu jàmbur kenn juru sa doom pour mu dee ci ay manifestation wala muy dee noonu. ñu koy dóor bal ci loo xamante ni ki ngay xeexal ki ngay jotal. parce que xam nga Thomas Sankara dafa benn wax bu am solo mu ne alkaati mu ne maanaam homme de tenue su fekkee amul principe. mu ne voyou armé la. te ñii man dama ci gis policiers yoo xam ne en fait ay voyous lañ quoi parce que ñëpp gis nañ waxuma la sax parce que dañ dem ba c'est-à-dire Antoine Diome dafa dem ba moom xam nga Aly Ngouille Ndiaye ak loo ko mën a sikkee moom amoon na benn mythe bu mu bàyyoon ci police bi quoi parce que doon na napp nit ñi police am na lii police am na le pare nekkoon ko xam ne amoon na tic tac sax bu muy naxee askanam mais Antoine Diome dañ ko jox loo xam ne àttanu ko jox ko loo xam ne comprendre ko moo tax dafa war a démissionner yii ñii dee ñëpp moo leen rey moo ko Macky Sall ñoo leen rey dañu war a démissionner dafa war a démissionner mais dama ni li mu def police bi nii xam nga premier jour bi ñuy jëli ji Sonko këram la wommi suturé police dem wàcce fa waa GIGN nga xam ne ñoom ñooy kii bi gën a xaay ci police nga wàcce leen buntu kër benn politicien pour juste pour tas ay nit wala pour récupérer ñu leen dóor ay móol ñuy daanu ci la dindi mythe bi nekkoon ci police yemul ci loolu encore ñu gis li mu def nii gis nga li mu def nii tey ba léegi policiers yaa ngi dàq ji xale yi yor ay arme di ko dugal ci biir kër yi di fekk xale yi seen ginnaaw yaay di leen foqati di këf di yóbbu di def police di def geste xool police di def liggéey bu ñaaw liggéey bu salte te police Antoine Diome bi day dem bàyyi leen fii dooguma la te pourtant nee nañu apaisement am na dal am na ci réew mi mais gis nañu après li nga wax ñu dem ci ay këru nit di leen jàpp di leen tënk di yóbbu kat. mais moom laa la wax xam nga apaisement c'est-à-dire xam nga Macky Sall. Sénégalais yi dafa am yu bëri yoo xam ne ñoom ba léegi comprendre ko ci Macky Sall Macky Sall dafa nekk nit koo xamante ni moom addunaam yëpp xam nga lan la moom calcul naxaate rek la Macky Sall léppam saay-saay la moom loolu problème mooy nu mu naxee nit ñi rek la moom Macky Sall lépp lu mu def rek moom ay calcul la ay naxaate même discours Macky Sall sax ay naxaate la moom pour moom sax Sénégalais yi ñi ngi dee mu naan joxe nañ fi ceeb njaboot gi pour moom Sénégal ceeb rek quoi dafa yaakaar Sénégal dañoo am problème ñun amuñu problème mu ceeb parce que ñun dañoo sonn ci beneen loo xam di ceeb mooy régler problème bi du xaalis pour moom génne naa xaalis affaire du xaalis nit d'abord kilifa da ngay am kàddu respecter sa askan jox leen cër ñaata nit ñoo dee muy soog a wax
sëriñ bi woo na ko wax ko bàyyiwul. lu tax Sonko di dem ñu jàpp ko foqati ko yóbbu ko garde à vue. te mu doon wuyu juge bi c'est-à-dire yooyu yëpp ñoom ñoo yee fitna ba nga xam ba mu yegg foo xamante ni tey nit ñi mënatuñu woon contrôlé wu boole liñ daje woon yëpp ci naqar. jóg nag di manifester te manifestation yi bu tàkkee moom la parce que ay dafa am ay déclaration am ay kilifa yoo xam dañoo taxaw ci kanam ne dañoo bëgg a manifester. donc dëkk bi tàkk bi mu tàkk ni ba policiers yi di rey di def lu ñu def benn responsable la am muy Macky Sall ak Antoine. mais looy wax ñi ne aussi Ousmane Sonko moo tax xale yi génn. aussi jàmmaarloo policiers yi. ñu am na ñu bëri bëgg ji jël affaire bi ji ñu teg ko ci Ousmane Sonko ne moo créé soulèvement populaire boobu. non nan la créé soulèvement populaire. dama la wax sànq ne la Ousmane Sonko c'est l'histoire Ousmane Sonko en fait du benn nit. idéologie la indi boo xamante ni. jeunesse bi dañ ciy gis seen bopp. principe bi projet boobu noonu xale yi ñoo koy sàmmal seen bopp c'est-à-dire loolu il faut nit ñi xam ko quoi. et puis c'est pas la personne de Ousmane Sonko. projet la boo xam ne benn parti politique moo ko indi. nit ñi gëm ko mu yeeñu ci yu bari yoo xam ne xamuñ ko woon. léegi xale yi nag génération bi ñu tollal am na ñoo xam ne jamono yi Mamadou Dia. mais fekkoon na fi yenn paay mais jaral leen woon xeex. dañ ko jàpp Mamadou Dia ñi leen ko Senghor def takkal ko jàpp ko tëj ko jiñ ko mais peut-être seen génération ñoom jaral leen woon xeex. mais ñun fi ñu toll nii ak ni ñuy comprendre tubaab yi comprendre ni ñu koy waxee néocolonialisme beeg waaw ak léegi loolu dañ ko comprendre ba nga xamante ni ñun dootuñu bàyyi ñun xale génération bi duñu bàyyi jeunesse bi nii duñu bàyyi kenn di ñu xañ li nga xam mooy avenir du Sénégal te dañu gëm ni personne Ousmane Sonko loolu lay prôné loolu lay dégager c'est-à-dire loolu lay défendre loolu lay indi loolu lay imposer mooy indi dagg carrément cordon ombilical bi ak tubaab bi mooy ñëw fexe ba dimbali ñu ba ressource naturelle yi nekk Sénégal xam Sénégal moo pétrole Maka moo pétrole Libye te ñun amuñu dara nga gis ay xale yoo xam ne seen jàng dañu am problème lumière di toog ci porte lampe yi di jàng ba léegi nga gis ay maire yu jaay ay cere ñu am pétrole am gaz am zircon am lu nekk Sénégal te mënuñu fexe ba jëriñoo ko. ok jërëjëf maanaam lu askan wi dajale la woon mun fees ci xol yi moo feeñ ci manifestation yi du Ousmane Sonko rek mais lu ñu dajale la woon dama ñëw ci commissaire Bassamba Camara commissaire boo gisee image yi entre takk der yi ak ñi nga xamante ne ñooy manifestants yi loo ci mën a wax en tant que koo xamante ne dafa yàgg xeexal justice nekk ci police bi di ci liggéey bu am solo. bien jërëjëf Mass dama may d'abord ma jaale famille yu ñi nga xam ne dañu am ñu faatu. di masawu également ñi nga xam ne dañu am ay gaañu gaañu. mais aussi damay rendre un hommage particulier aux membres des forces de l'ordre, les policiers ak gendarmes yi. ndaxte wane nañu professionnalisme ak xarañte boo xam ne. amaana bu ñu defoon neneen xëy na peut-être leneen la ñuy gis. parce que situation bi ni mu demee xam nga kuy xeex ku yor gànnaay ak ku yorul gànnaay amul yu tooy ci ku yorul gànnaay la jógee. parce que ñii c'est des hommes armés ñi ils sont pas armés. mais à un moment donné gis nga policiers yi ak gendarmes yi ci li ñu doon liggéey. sur le terrain. ci jàmmarloo yi léeg-léeg nga gis leen. ñu def ay replis tactiques. nit ñi yaakaar ne dañuy daw wala yu demee noonu fekk na non dañuy jéem a def rek pour éviter maanaam genre carnage yu mel nii. parce que xam nga maintien de l'ordre boo ciy dem ñun dañuy wax maintien de l'ordre boo ciy dem bu fekkee ne am na kenn ku ci dee rek. échec la parce que maintien de l'ordre boo ciy dem. am na ay jumtuwaay yooyu yóbbaale. bokkul ak. par exemple militaire buy xeexe. parce que ñun suñu jargon dañ naan ñun nit ñi amal affaire mooy des citoyens momentanément égarés. maanaam du ñu ay ennemis xam nga militaire bi dana am un ennemi. te un ennemi da nga koy éliminer. da nga koy éliminer waaw. tandis que ñun. ay citoyens momentanément égarés lay ñoo xamante ne dañuy fexe ba récupérer waat leen. parce que maintien de l'ordre doo ci dem pour gaañ nit wala pour rey nit. donc boo gisee par exemple mbir mi am ci nii. ñu naan. mais commissaire doguma la da nga tudd professionnalisme police ci fukki bakkan ak ñett yu faatu li Karim wax léegi. mais attention parce que xam nga fukki bakkan yi nga faatu gi dama noonu. enquête bi déterminé gul kan moo leen rey. ah mais gis nañu policier. waaw mais taxawal rek waaw taxawal rek. dañu gis policier bu ma ne ci bal nit réel mu d'accord rek ma ne. yoroo image. gis nañu ci benn magasin
ay nit dem di ko daj. ñu gis koo xam ne dafa yor arme di tirer. kooku du policier. kooku du policier de. ñaata personne ñoo nekk ci ful bi yor ay arme parce que gis nga maintien d'ordre ñun bu ñu koy def indépendamment ak ñi nga xam ne dañu yor seen gànnaay yi ñuy sol ak seen i bouclier ak yu demee noonu am nañu ay nit ñoo xam ne dañ leen infiltrer ci biir. mbaa du nervi yi la. déedéet. ay policiers lañu. loolu dañuy permettre ñu identifier ñi nga xamante ne yàq moo leen tax a jóg. parce que xam nga manifestation buy am na ñuy raas yëpp am na ñu gàmm. am ñoo xam ne dañuy ñëw ñii nga xam ne ñoo organiser manifestation bi. duñ leen canaliser duñu xam sax ñaan la. dañuy ñëw rek juux ci. am na ñoo xam ne peut-être dañuy ñëw ak de bonnes intentions mais am na ñoo xam ne leneen moo leen di indi. moo tax ñun dañuy infiltrer gars yi. boo gisee léeg-léeg ñu def manifestation ba mu pare ñu continuer di jàpp ay nit. dafay fekk ñooñu déjà identifier nañ leen. soit dañ leen di photo wala ñu filmer leen. ainsi de suite. ok donc lépp lu ñu def c'est du professionnalisme. bu leen yaakaar ne parce que léeg-léeg damay dégg ñu naan voilà. dafa am ay nit ñoo ay civils yu dugg ci biir gi demee noonu. non c'est pas des civils c'est des policiers te loolu dafa bokk ci maintien de l'ordre tu vois. donc professionnalisme boobu ñu dégg. waaw déglu ma loolu yëpp ci professionnel loolu ci xamante la. mais ñu dégg préfet bi ñu jur bi ñu jàpp Ousmane Sonko mu ne chargé vers le journaliste. non c'est-à-dire. mais commissaire aussi. waaw mais xaaral rek xam nga man dama lay wax en tant que technicien. parce que man du ma politicien. d'ailleurs sax du ma dugg sax ci dossier politique bi. kooku intéressé wu man da nga may invité fii en tant que expert. man dama la expliquer. ok parce que léeg-léeg nit ñi dañuy yaakaar ne. liggéey bi dafa yombul. waaye donc il faut nga def ko ak professionnalisme ak intelligence. waaye le préfet ci suñu législation. moom mooy le responsable de l'ordre public. maanaam bu mbir yi amee. moom moo yor responsabilité conduire politique sécuritaire bi nga xam ne moom la ñuy def sur le terrain. moom amul ay nit mais dafay wéeru ci policiers yi ak gendarme yi. donc c'est lui le responsable su affaire bi baaxee moom la bu yàqoo moom la. day coordonner donc boo gisee lu mel noonu loolu suñu législation moo ko jox. donc le préfet a le droit nekk sur le terrain. Seulement un préfet aussi dafa war toujours di nekk au contact avec ses hommes de sécurité. muy policier bi wala gendarme. ok naa la jox exemple man quand j'étais en exercice. ba ma nekkee Tambacounda amoon nañu ay descend j'avais un préfet un très grand préfet suma rakk la suma xarit la. parce que déjà dama wax ne gis nga administration dañ ko war a humaniser maa ngi moom le matin ñooy def sport le soir ñooy def sport lépp ñoo koy def donc information bu ma am. dama koy partager ak moom. ok donc bu ñu nekk ci terrain bi lépp dañuy déggoo. waaye bu ñëwee. ne ma grand nan lañ koy def mën a nii ak nii. donc du ñu am benn erreur. est-ce que loolu am na ci situation. waaw déglu rek ma wax la. xam nga dama lay wax rek. pour war ne la préfet dafa war a nekk toujours parce que son principal conseiller ou bien ses principaux conseillers mooy chef d'unité yi nekk foofu soit le commissaire wala commandant de brigade. yu demee noonu ñooñu dañu war a nekk ci wetam toujours. maa ngi lay wax ne. man mos naa dajeek benn situation bu difficile. ministre de l'intérieur woo ma parce que benn affaire bu garaaw. wax a wax ba mu yàgg mu ne ma ani préfet fekk préfet sama wet. ma ne ko xaaral ma seetal la ko ma coupé ma ne ko préfet xam nga ku may woo ma ne ko c'est le ministre ma ne ko am na lu mu lay wax su fekkee ne doxal nga noonu rek dëkk bi day tàkk. ok mu woo préfet. wax ak moom préfet wax ko li ma ko wax
ñu toog gouverneur woo préfet da ko yow dama laa joxe instruction loolu man maa c'est supérieur. mu ne ko mais li nga ma dox l'administration elle est écrite bindal nga jox ma ay ordre ba ma ko joxee ma def ko. ok ma ne préfet ma ne ko gouverneur du la ko mës a bindal. parce que xam na ne l'ordre est illégal. c'est pour te dire que li ñu liggéey bu ñuy def. dañ ciy boole xam-xam. ok tu vois. parce que am na nu mu doon demee. ministre bi ak gouverneur. ok suñu leen toppoon. mais dañuy def loo xam ne dëkk bi day tàkk. te bu tàkkee. ñëpp lay tàkk. ok donc lépp loo gis. dañu koy coordonner. dañu koy teg ci yoon. jërëjëf commissaire d'accord dañ koy teg ci yoon dañ koy coordonner d'accord mais dañu gis tey jii yaa ngi jaajëfal police bi ak gendarmerie bi d'accord bu xereñ lañ yor mais bakkeen yi ci faatu ñëpp gis nañu ci écran yi policier bu téye arme dóor ci kanam manifestant mu daanu loolu Sénégal yëpp témoigné nañ ci commissaire xam naa ci corporation bi la mais vraiment aussi beneen aspect mooy ñu gis ay policiers yu encadré ay nervis situation boobu aussi yéen war ngeen ci am kaddu. xam nga wax jooju maa ngi koy dégg naan nervi. gis nga police du former nervi du encadrer nervi du assister nervi du accompagner nervi. ah mais loolu la ñu gis nag ci. waaw déglu rek. xam nga loolu nit ñee koy wax. ah non commissaire dañ ko gis ci image yi. waaw dégg nga commissaire nag boo bëggee lu ñu nga weddi ko tamit du sotti. mais da nga may may rek yaa yor sa. ah bismillah d'accord yaa ko di sa débat mais da nga may may. ok da nga may invité kay. ok d'accord bàyyil ma wax rek. ok ouais. c'est vrai xam nga am na ñuy wax les nervis yi ñenn ñi naan les gros bras ak yu demee noonu. gis nga dans l'histoire politique du Sénégal ay gros bras dafa mës a am. taw parti socialiste. les comités d'action dafa amoon. PDS mu am les calots bleus. ñii nekk fii tey. am les marrons du feu. commissaire loolu taxul mu nekk dëgg tamit. waaw mais taxawal rek. loolu c'est banditisme quoi. c'est des voyous dégloo. donc ñooñu ils apportent une réponse politique. par rapport ak ñi ñu amal affaire. mais ñun les policiers wala les gendarmes. ñooñu amuñu ak ñoom affaire. parce que xam nga ñun déjà policier bu ci def manquement. yoon day dal sa kaw waxtuma laa koo xam ne nee ngeen ne nervi la. wala civil la. waaye donc ñooñu ngay wax ne ay nervi la wala ay gros bras. képp koo xam ne da nga ci def loo xam ne waroo ko def mais yoon day dal sa kaw. ah mais dañu même policier boobu nga wax ne. dafa jam nit. et ce n'est pas encore évident parce que image yi ñu wane. dañu wane booy bi taxaw rek mais kenn waxu la kenn wanewul. victime bi waaw non nañu waxte dëgg rek parce que aussi il faut que ñu arrêter un peu la manipulation parce que yëf yi dafa bari ay manipulation non mais commissaire nag manipulation amul. waaw non may taxaw rek voilà commissaire. waaw taxaw rek ok waaw. tu vois booy bi daanu vraiment bu fekkee ne policiers yi ñoo ko rey ñu ngi jaale ay bokkam yu doon te loolu dina am enquête bu ñuy def qui va déterminer ki nga xam ne moo ko def ak les causes du décès donc loolu bu leen ci am benn commissaire ñaari xel man liir naa autopsie man liir naa autopsie xale bi autopsie mënoo ko lire parce que autopsie defuñu ko def nañ autopsie ba xale bi denc nañ ko démb waaw te autopsie man avocat bi mu jël autopsie maa ngi woon taxaw ci moom CTO bi très bien man démb maa ngi woon foofu noonu man maa nekkoon ci terrain bi waaw maa nekkoon ci terrain bi ba bi may dem hôpital boobu ci Parcelles bi ñuy génne corps bi maa ngi woon taxaw man mii parce que man maa ki ko njëkk reporté en direct ci télé bi ñuy faat xale boobu ci Parcelles te muy lu leer ne policier moo ko dóor bal non final bi ngay wax gis nga policier ak gendarme yi bu ñuy dem dañuy yóbbaale ay armes de guerre ay armes ñuy yóbbaale ay FLG ay fusil lance-grenade wala ay tromblon ay yu demee noonu ay grenade lacrymogène wala ay canon à eau mooy yooyu nga gis noonu loolu la ñuy yóbbaale parce que kenn du dem métier de l'ordre di yóbbaale arme de guerre militaire moo ko moom waaye bien que nag am nañu possibilité yor ay armes yoo xam ne réalité te loolu c'est en cas de légitime défense bu fekkee ne da nga toog ba nga xam ne par exemple attaqué nañ la attaque boo xam ne dafa justifier nga génne arme boo xam ne arme létale ok loolu am nga ci droit mais day fekk aussi
que riposte bi proportionné par rapport à l'attaque waxuñu rek par exemple nit jóge fële rek bëgg la song à main libre nga jékki-jékki jël dóor ko bal non loolu waxuñu ko ok comme ni mu demee daal keroog. non parce que xale bi non c'est-à-dire xam nga non c'est commissaire dafa am loo xam ne c'est-à-dire non il faut pas il faut non dama bëgg ñu jubóo si benn point bu ndaw non déglu ma wax la xam nga man xaaral ma wax la benn affaire waaw man police yabalu ma fi bu may ñëw fi tàgguma leen te bu ma fi jógee du ma leen rendre compte dëgg la ministre de l'intérieur du sama kilifa directeur de la police du sama kilifa man dama fi ñëw en tant que technicien pour gindi population yi donc loolu moo fi man ñëwuma fi pour défendre kenn dëgg la seulement nag bu ma gisee nag ñu bëgg a tilimal corps police wala corps gendarmerie ah non dama ciy taxaw loolu du ma ko nangul kenn man li ma ko wax mooy maanaam corps gendarmerie wala corps police ñoom seen autorités yi ñoo ko tilimal ñëpp xam nañu police liggéey bu noble la xam nañu gendarmerie liggéey bu noble la mais ñoom ñoo ko tilimal au fait ñoom autorités yi ñoo ko tilimal Antoine Diome par exemple tey policier bi jël fital bi jël pistolet bi taxaw diir viser xale bi mel ni kuy nekk ci guerre tëdd nii kon viser ko dóor ko mu daanu image bi ñëpp gis nañ ko te ñoom dañ ko dóor a pare daw xam nga bu fekkoon keneen moo ko tiré ñoom nañ leen ci lool ñoom ñoo ko tiré ba pare daw dem te image yaa ngi ne fàng ci kii bi léegi nag comme ça xam nga dafa am ñoo xam enquête dina am waaw d'accord mais enquête yàgg naa am Elimane Touré police këram la ko fekk wax naa ko keroog fii jour dimanche taal auto police jël ko yàpp ko yóbbu ko koor lañ yóbbu seen waa kër vraiment sul nañ leen koor lañ yóbbu seen waa kër c'est-à-dire fii dañuy wax rek mais am na si yoo xam ne sanction sax du sévère sanction sax du sévère ok maa ngi ñëwaat ci yow ma ñëw ci Doudou Diagne Diecko Doudou Diagne gis nga li fi plateau bi daanaka débat bi daanaka lancé nañ ko ci li fi Abdou Fall Mao wax Karim wax ci commissaire wax ci mais aussi ci aspect bi nga nekk muy aspect làmb ñu xam la ci ràññee la ci ngay ci ràññeeku mais ñu gis aussi ministre de la justice mu génn wax mu ne manifestation daal amu fa daanaka mbër yi amuloon combat ñoom ñoo génn di manifester ba pare aussi nervi yi am ñu jiñ ne nervi yi ay mbër la yu ñu doon fay ay gros bras yu ñu doon fay ay 15 000 25 000 par jour. waaw Mass jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant. xam nga am na sax ku tuddoon turu Gris Bordeaux. ba Gris Bordeaux ne da koy yóbbu si yoon. parce que tey boo xoolee mbër yi nga ne mbër yi kat dëgg yàlla dañ leen fay ay parce que ñii si oto yii. duñu ay mbër ñii ñu ngi ni image baa ngi nii waaw ay image yaa ngi nii di leer. ku xool ñii xam nañu ne ay mbër. sëriñ wan ma image yi. ñii duñu policier duñu mbër. ku leen gis nii. duñu policier duñu mbër. yaa ngi dégg. mbër yi depuis xale boobu génn àdduna si maire yi. Barthélémy Dias si bureau. depuis lors gisoo mbër mu dem ñu ko lay fay ngay dem feneen parce que boo dee yaay perte sa bopp. mbër yi làmb lañ yaakaar di si bëri ak seen liggéeyu bopp. mais kenn yóbbuwu leen kenn jëlu leen. image yaa ngi nii ñuy wane. ñii duñu ay mbër ñu gàddu yat. yaa ngi dégg ñii duñu ay mbër. mais ku gis image yi du Diagne Diecko ban réew la ñu ne. gàddu yat lii dafa nànk rek gis nga lii. France Macron amoon na benn waay boo xam ne si sécurité am la bokkoon. même du policier du dara. mais gilets jaunes yi bu ñu amee manifestation yi. mu dugg si. ba di xeex di poñe benn kii mais dañ ko jël yóbbu ko si yoon. ñëpp ko entendre. ok ne ko yow lu tax ngay def lii. yow lii du sa liggéey. parce que dafa am loo xam ne tey waroo jël koo xam ne civil la wala lu mun di doon nga koy dugal si loo xam ne nii mun na lor ay doomu aadama. loolu du yoon. ñun làmb ji demuñu mbër demul si manifestation. da nga naan gisoo ko. waaye dafa nànk rek waaye dégg noonu dama lay wax rek xam nga ñun. aussi li ñuy gérer li ñu am dañ koy gérer. man mii Codé Mbengue danaan ma woo bu mu nekkee directeur police parce que leen dafa am solo kilifa da ngay am information. bu ñu la dénkee dara ngay directeur police wala ngay parce que tey information dafa am solo. ci loo jiitee dara même bu la nit ne la du jaañ dem na fële da nga koy vérifier ndax dëgg la wala dëgg. xam kooku heure bii fan la nekkoon. est-ce que demul na wala demul fan la nekkoon nga fexe ñu xam ñu ne diwle dafa déplacé woon fii wala déplacé wu. mais bu fekkee dañ ne la mu ngi toog foofu. suba ba ngoon jot jóge fa kon nga xam ne ki lay jox information waxu lu am. mais da ngay dégg nit rek diw lii rek nga dem jàpp yóbbu.
muy la man def mu bi ñuy wax maa ngi telle heure fële telle heure boobu da nga naan ko yaa kan a nekkoon ak kan ak kan. ñooñu ñëpp da ngeen war a woo laaj leen waa ji est-ce que yéen a nekkoon benn heure. ko jàpp nga ne daal nervi yi mbër bokk ci. mbër bokk beneen bi. noonu la leer ba pare mbër bokk. mbër bokk si man mbër si bopp. mais c'est-à-dire man ma xam nga père dafa am ay nit yoo xam ne si internet bi. xam nga internet léegi dafa weer ñëpp. très bien am si ñoo xam ne dañoo tenté ay mbër téléphone. di leen nax jël. mu leer naa jël profilu ki leen doon fay pour contrat pour ñu wàcc nekk ay. non 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 après xaaral ma leeral la loolu ay mbër ñoo jël. xaaral ma leeral la loolu père. piège waa ji. père mu ne ko ñëwal ñu daje si permanence. non 25000 la ñuy fay. mbër bi mu xam ne kii mbër kay ceddawu mbër mi ne ko. waa ji ne ko. ñun ànduñoo ak yéen mel ni ñun dégguñu audio bi quoi. dañ leen doon gëstu. audio yu bari la non li nga déglu ak man li ma déglu. audio yu bari la. loolu ñun dañ leen doon gëstu. ñun si Sonko lañ bokk. ñu commencé saagante. man loolu déglu naa ko. waaw mais dama la bëgg wax ni la père. beneen bi. won ma image fii benn image yow. waaw miy wax. bu mbër nekk. waaw d'accord xam nga dama. kon ma ko man bi ñu wax bi ñu ne gis nga père bi cooli bare ba ñu naan Gris Bordeaux la. man dama ne du Gris Bordeaux. Gris Bordeaux du neef loolu. ah père même ma ñëw man bi cooli bare ba ñu Gris Bordeaux la man dama bañ mënul nekk Gris Bordeaux. Gris Bordeaux mënul bokk ci 5 champions yi nekk Sénégal. di am ay contrat wu 100 millions. di naan day wàcc mbedd bi quoi di tuutee noonu. man dama wax booy ne bu leen jum parce que dama dégg sama booy si groupe bi ñu naan non Gris Bordeaux ci kii sañ fi ma leen non at def leen ndànk. man mënu ma comprendre Gris Bordeaux naan day nekk ay Gris Bordeaux ñëpp xalaatul loolu quoi. mbër bu mag bu toll ni Gris Bordeaux war a mën a fay ko ay 200 millions ci combat di wàcc naan day nekk nervi ci mbedd boo xam ne mën nañ ko fa dóor balu fital mën nañ ko sob yàq mais Gris Bordeaux label la mënul wàcc di yàq boobu noonu ci mbedd bi léegi nag dafa am loo xam ne pas bi mënu koo confirmer man peut-être mënu ma ko confirmer xamul tax parce que ñi nekk ay nervi am na ci ñoo xam dañu sol ay kabul mais booy nekk nervi da ngay ñoo xam ne ay màgg bëre la ñuy doon ay ngandik nit la ñuy doon wala ay ñi nga xam ne mooy videurs yi ñoom la ñuy jël mais am nañu temps de piège ay mbër mënoo wax mbër bii wala mbër bi am na mbër yoo xam wax nañu sax seen tur ci kii bi man maa bëggul citer yenn tur jàmm mais xam nga man waaw wax mbër dama la wax beneen mbër dama la wax dama ne la mënoo ko contrôler mënoo dama la déglu ma non dama ne la boo amee sa information da nga koy vérifier ba mu leer ay déglu naa audio gis naa lii man loolu compté wu ma ko xam nga man lan laa compté image yaa ngi nii diwa ngi nii gisoo fi mbër mu ngi nii image yaa ngi nii daw gisoo fi benn mbër mais père tey yow looy jële tey man sama bopp mun naa wax ak yow téléphone ne la maa ngi sa marché ba damay dem dugg na fii sama ñaata nit ay yuuxu si rajo yi maa fi jiitu heure 3 heures 4 heures nga wootee man midi maa nga fa te duñ dem fenn ñooñu da nga naan ko yow demoon nga si marché da nga ko gis. kon daal yow gëstu nga ci. en tant que président Zémata gëstu nga ci te gisoo mbër. gis nga ñun làmb ji. bu ubbi woon tey ñii bu ñu wootee du ñu am nit. loolu sa xalaat la rek. bu ñu loolu sa xalaat la rek. làmb bu ubbi woon mbër yi commencé bëri. jour làmb. ku ne kañ dem manifester ci doo am nit. yow la koy tal nañu leneen lu dul ay bëri. non mais ñi seen manifestation dama la yëgal benn affaire waaw. manifestation. si yoon constitution bi moo ko maye. ku nekk am nga droit manifester. waaye tamit ku demul manifestation. wala dem organiser si yëfam. da nga ko war a bàyyeel. du dëgg nit ku ne il faut être démocrate. ñoom bu leen neexee ñu dem woote mars. mais ñun bu ñu neexee organiser suñu làmb am nañ si droit. bu ñu kenn bañal ñoom suñu nekk. manifestation yaa ngi dégg. kenn tallu woon lamb kenn tallu woon lamb non dama lay wax benn affaire dama lay wax benn affaire. li ma lay wax dama ko xam. mars ku mu neex dem mars ku mu neex it dem te làmb ja wala ànd ak mbër bu la neex. wala yaa bokkul quoi c'est-à-dire moom li monde li mu boole. ñun li ñu bëgg non parce que li muy wax nii. ñun benn mbër demul di manifester mbër yi ñuy tudd yëpp. tal nañ leneen loolu dem di manifester. ay na mbër yu bëri luñ tudd ay jir ba ak ñeneen ak ñeneen. ñooñu taluñu sax manifester. demuñu audio yu leer non déglu ma maas. xam nga audio. yow tey mun naa la envoyer audio. mais maas li mu wax dëgg la. li mu wax nii non li mu wax nii kenn mënu ko dindi. c'est-à-dire audio loolu mënu ci justifier. mun naa la envoyer moom la mais xam nga mooy problème mooy moom li muy waxee nii kon ñun aussi ñun ak moom ñoo yem fi ñuy taxaw. c'est-à-dire moom mënul wax du mbër man mënul wax mbër la. parce que ñi wax génneel image yow génneel image yu mbër. foo dem am na ñaawte foo dem am na ay defkatu ñaawte. absolument te li yéen ci Sénégal loo am ñu ne mbër yi. non 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 mbër mais mbër yi ay nit lañu ay responsable dañoo yor jabar yoru doom
dañoo am liggéey. non kon ministère de la justice nga koy wax. ah ministère de la justice. non dama ne ma ne ministère de la justice moom ngay waxal tax moom moo ne ay mbër yi ñoo ne ministère de la justice. kon ministère de la justice waaw. ministre bi la ko wax. waaw ministre bi ministre de la justice nga wax. mun na juum mun na wax loo xam ne mun na am it information bu ñu ko wax boo xam ne vérifier ko mu wax ko. ak fi mu ko waxee. waaw dafa nang rek. àdduna bi yëpp mais ma léegi ma rek. fi mu ko waxee nit mun na ñëw benn conseil am. wala mu laaj ko mu ne ko effectivement lii mu am jox ko benn feuille vérifié wul mu tudd ko. ok toj dëkk bi. ok d'accord mais noo gisee bakkee ni ci rot. mais ak diggante takk mais ma yëgal la benn affaire. keroog dama lay limal fii keroog wax naa la ko fii yow mii moom mii toog nañu fi émission ma ne leen. xeex ak manifestation. di dem di xeex yi du avantage wu xale yi réew mi. parce que xale yu bëri mën nañ si dee. mais kon lamb gi xale yi di ci dee non. lamb gi xale yi di ci dee di jamono. xale mu dee ñaata yoon. la foo ko gis. ma xaar ma wax la dama lay yónnee huissier de. xaar ma wax la waxal li nga xam de. waaw déglu waxal li nga xam de. da ngay déglu li ma xam ma ko xam da nga may déglu. dama leen yónnee huissier. waaw doo yónnee kii yow ban nit a dee si lamb de. dama ko dalaay dama ko dalaay. ah ban cour dalaay. léegi dama léegi toog sur les télé yi rek. xoolal di wax li leen neex. soo gisee yow lamb nit dee fa ñu jam ko mu dee fan la am man mii wax ak yow. lamb tas na ñaari booy doon xeexee si mbedd ma. ñoo xam ne prison lañ jóge woon. ok affaire gàng. ñëw ba si làmb ci xeex jamante est-ce que yaa ngi dégg. ñu police jël leen ñu yóbbu leen principal. ok man maa fay garab yi. ma dégg si rajo yeeg yëpp ñu ne ñaari boy yi dee nañu. ma ne fu ñu dee ñun ñu ngi fi hôpital principal. d'accord donc dafa am yoo xam ne nit ci koy wax da ngay wax lu la leer. d'accord léegi ñun léegi mën nañu wax. dafa am solo. d'accord police moo leen jël bu yeggul baax yóbbu leen ñu defeere leen. ñu àtte leen deewuñu bu deewuñu. defuñu dara mais noo gisee situation bi. situation bi man. waaw ñun Sénégal lañ bu dëkk. dafa am loo xam ne dafa metti parce que yaay ñi dee ki ñu convoqué Sonko tey bu ñu ko convoqué. muy dem mais Assane Ndoye convoqué nañ ko fi Idriss Seck. ñu dem convocation ay avocat am ne ko heure bii waroo ko jox convocation mu ne leen maa ngi leen xaar suba. Idi jaar na fu ko neex. ba àgg dig. jaar na université. wax naa ak militant am def na lu ko neex. ba wuy ji pourquoi pas Sonko mënuñoo ko bàyyi mu dem fu ko neex ba dem ak wuy ji. pour man gisuma préfet di fa taxaw naan ko fii nga war a jaar wala fee nga war a jaar. convoqué nañ ko nañ bàyyi parce que dafa am loo xam ne réew. ku nekk da nga koy may liberté. ok Sonko doomu aadama la fii convoqué nañ fi Pape Diop. gendarmerie. moom président Macky Sall convoqué nañ ko en 2000. non Pape Diop moo ne woon président Sénat. bu ko neexoon mu ne man maay président Sénat maa topp deuxième homme d'état président de la République du ma wuyu ji mais dafa dem wuyu ji. Pape Diop la neex mu dem noonu bu ko neexoon mu ne leen du ma wuyu ji. ok Sonko am na droit mu ne man député laa nañ teggi sama ménage. am na si droit mais tamit am na droit di dem di wuyu ji nañ ko bàyyi mu dem wuyu ji. parce que tey buñ na ko jaaral fii mu jaar feneen lu ko fa rey ñu ne complot la. ñoo ko rey wala ñoo ko def nii. ok donc amul sens. ok yow wuyu ji nga nañ ko bàyyi mu wuyu ji. ok jërëjëf Karim loo ci bëggoon di. parce que dafa am lu xam mais nag nga may ma. ñi génn àdduna. ñun dañ leen siy jaale parce que am nañ si ay nit. ñuy jaale képp koo xam ne ni ñuy jaale sa waajur. di jaale képp koo xam ne yaa ngi nekk parce que am na su ñoo xam ne tey vraiment jóguñu woon pour manifester. dañoo demoon seen liggéey yor seen atelier. ñii dem. isaan comme mécanicien yi rey yëmbal. dajeeg ñi am na koo xam ne téye la woon. dajeeg ay nit dajeeg xëy na suñu borom moo dogal ne foofu la ñuy dee. loolu kenn mënu si yomb na trop. yaa ngi suñu borom waaye leen dafa am waaye wuy ma. suñu borom Mamadou Diop na nga ko fàtte. Mamadou Diop. ok naa ñëwaat wax naa la ko. fii la dee. naa ñëwaat ba tey ana ku ñu jàpp. ok tey normalement. image yi mu ngi noonu policier bi jamee. wala ku leen dañ ko war a topp ba xam kan la. atte ko fu ñu war a attee ñoom ko topp parce que mooy yoon. ok man dafa am lu ndaw rek lu ma bëggoon préciser. c'est-à-dire pour mu leer. que sport. lamb sport bu ñu respecté la. ñun du ñu sikkal man dama may mbër. xam nga ñun dañu respecté lamb dañ koy seetaan et tout. comme nawetaan fu ay xale yu daje day am xeex. fu xeex am dee mën na ca am.
loolu non père mais dama la déglu ba nga yeggal nag parce que yuuxunte yi laa doon bañ quoi ba nga yeggal waaw déglu lamb moom père man seetaan naa lamb ba tey gis añi di ci xeex bay jamante lamb bu paree lamb su jeexee booy simol yi ñuy def ci lamb amul fenn simol yi booy def ci lamb gi moo gën a garaaw sax ay manifestation nañu waxante dëgg rek loolu laa bëgg mu wax c'est-à-dire même nawetaan tamit même chose loolu même père émission bi tamit dafay laaj dégloonte aussi c'est-à-dire man dama bëggoon rek ñu xam ni que c'est-à-dire am ku ne mbëri la tooñ leen ku ne du mbëri aussi wax nga loo xamul parce que mënoo ci identifier benn mbër mais mbooloo njaboot goo am na ci ñoo xam ne mënoo leen contrôler parce que lamb bi ñëpp xam nañ ni mu demee d'accord loolu na leer quoi ñu xam waxante ko mu leer xam naa may wax gars yi ci kanam inshallah nañ ubbi ligne bi pour ñenn ñi nga xamante ne bëgg nañu participer aussi ñu mën ñu fekk ci ligne bi damay ñëw xaar naa ñëwaat ci yow damay ñëw ci Abdoulaye Fall Mao dégg nga muy nervi baatu nervi ci manifestation yi image yaa ngi nii ne fang ñu gis ko ñu yore ay ngànnaay ñi yore mbolde ñi yore jaasi ñu yore nangam ba pare accompagné par la police parce que aussi li commissaire di bañ mën non mais sénégalais ñoo teg seen bët ñu gis police ak accompagné nervi ñu dugg ci karkat boo xamante ne ministère de l'éducation nationale ñëpp teg ci seen bët Abdoulaye non man xam nga man damay bëgg am problème te commissaire dama koy saan lu bari dama ko respecté te man fu dëgg nekkul ne ko mu fa dama ko bëgg qualifier sax comme commissaire Cheikhna Keita ak le Masor Kandji yéen vous considérez que vous êtes des experts expert moom jàkk analyser une situation dañ ko xamee bu dëgg ñëwee rek dañ ko waxante d'abord bu lii commissaire police musa yoru yet police musa yoru jaasi militaire musa yoru yet ministère musa yoru jaasi oto yi du oto police du oto gendarmerie du oto armée tenue yi ñu sol du tenue police du tenue gendarmerie du tenue armée outils yi ñu yor ñii il faut les considérer comme les délinquants ak ñi lay yónni ay délinquants lañu. c'est des fouilles. non écoutez-moi s'il vous plaît. ok j'ai pas l'habitude de couper les gens. ok laisse-moi ma wax li ma bëgg a wax. ma dégg li nga wax ni gàcce ngalaama police gàcce ngalaama gendarmerie mais bi mu demee ba tàng bu ñu leen yóbbu leen second couteau. armée moo taxaw war nga ci àgg ni gàcce ngalaama armée parce que les bons militaires c'est dans l'armée quand même. 95% yi nekk ay policiers nekk ay gendarmes. armée lañ jaar 4000 la ñuy recruter par année. su ñu demee ba ci biir. 500 300 la ñuy jël ak ña fa des le meilleur reste dans l'armée. ok kon boo ñëwee ba fii xam situation bi mu demoon ba ñu amee problème ñoom ñëpp dañ leen di teg leen fële jël armée indi ko war nga leen gàcce ngalaama armée. ci sa discours laay wax gëm naa ne na nga nangu ni ñii ay nervi la ñu bul nangu mukk sali sa bopp parce que bokk nañ la yaa commissaire Sadio bokk nañ ci commissaire yi Sénégal yi gën a respecté. say analyses c'est des analyses pertinentes et arguments très solides. depuis très longtemps mais aujourd'hui vous m'avez expliqué juum nga la vérité dañ koy sentir état d'esprit la. kii wax dëgg xam ni dëgg la. te wax nga ni nekkuloo fi kenn expert nga ëllëg ñi lay seetaan sëbe dañu xam ne expert nga bi ci def sëñ bi bul bañ ñi ay mbër la ñu te leen fi indi mooy délinquant bi. non du ñuy mbër. dama wax la fii bu ñu fa taxee du ñu mbër du ñuy militaire du ñuy gendarme. du ñuy policier. situation bi mu taxaw nii li nga gis nii. du ñu mbër. mbër boo déggee ca làmb di nekkutoo mbër. soo nit génnee ca camp ba nekkutoo militaire. soo génnee gendarmerie nekkutoo gendarmerie. tiir bi ngay wax léegi waa ji doon def waa ji doon def dóor ci affaire Auchan bi. kooku ku ko xam ni il a fait l'armée wala mu def police wala gendarmerie. position bi mu jël c'est un meilleur tir